maaleykum mbokku internet yi Kër Jeggi TV safo yi ak faale yi comme j'ai l'habitude de dire macha allah ñi ngi leen di delloo njukkal di leen jox seen wàccuwaay di leen nuyu yéen ku ci nekk ci turam ak santam di la sargal bu baax a baax macha allah di leen jox seen wàccuwaay ba mu doy di ne kontaan nañu encore une fois suñu daje ak yéen parce que ci lu ñu ñor a ñor la ñu bëgg a ñëw waxtaanee tey ak yéen macha allah grâce à Dieu ndax dafa am loo xam ne tey dañ ci commencé di dox te amuñu ci droit à l'erreur ndax tey nit dafa xaw a sensible nit ak ni ko yàlla bindee surtout jigéen dafa xaw a doy waar voilà donc du coup nañ jéem a xoolaat naka la ñuy organiser woo nu xam ne tey dinañ ci mën a bàyyi xel bu baax a baax ci defar ci suñu yaram ci xool ci nu ñuy taxawee ci xool ci nu ñuy toogee daf ciy am trop solo ndax nee naa leen oto sax da nga koy yor saa su ne nga di ko yóbbu entretien kay léeg-léeg ñu defal la ko tôlerie ba mu baaxaat ñu peinturaatal la ko léeg-léeg ñu dugg ci moteur bi diagnostiqué ko xool jigéen dafa war di defar boppam nit sax laay wax en général mais comme jigéen daf ci gën a vulnérable jigéen daf ci gën a exposé wu tey ndax booy xool ñun tey mbaax yi ñun la voilà biir yi ñun la ëmb yi ñun la wasin yi ñun la war a yor doom yi ñun la ménopause yi ñun la donc lépp tey day tourner autour de la femme booy xool macha allah te nag yàlla defal ñu ne dañu am suñu ay réalité dañu am suñu ay vérité yoo xam ne mooy loolu macha allah lu am solo la il faut ñu bàyyi ci xel di ci dundee noo xam ne dañ ciy sedd ca ndax nee naa leen daw bi du jeex àddina da ngay daw rek ba daanu daal di fiy jóge donc temps bi nga xam ne yaa ngi ko am di ko daw ci leneen lu munti doon bàyyi ci xel sa bopp di ci jël benn temps bu tuuti pour di ci toppatoo sa bopp ndax daf ci am trop solo ndax kuy dem ba mënatoo dem rek da ngay tëdd maara day taale donc daw yi yëpp tal ko rek la nañu fexe di ko tal pour ñu mën di gën a daw ndax bu fekkee da ngaa topp daw yi ba kawate da ngay daal di toog donc dafay jar nga njëkkee defar sa bopp ba mu baax ba nga xam ne di nga mën a ànd ak endurance bu baax li may wax peut-être c'est très théorique waaye c'est très clair et yaakaar naa ne comprendre ngeen bu baax ni may waxee aussi ndax nit dafa war a am jot rek pour toppatoo boppam ci lu mun a doon di waajal boppam di bàyyi xel ci boppam daf ci am solo ndax tey boo amul sa joti bopp beneen jot boo am bu ne mën naa bañ a yàgg ndax nag daw bu ne ci daanu la jëm donc nañ ci bàyyi xel bu baax a baax macha allah ba tax na tey damay ñëw ak yéen ci suñu produit bio yu naturel yi Khadija après nga génneel ma huile yi fenugrec bi kii bi kigelia bi ak yooyu voilà ak poudre fenugrec bi ak gélule yi yooyu yëpp na ma jege comme ça ma waxaale benn yoon ci bio yi mais damay commencer déjà mën nga tegaale noonu rek après nga def ci benn panier jox ma yëpp voilà damay ñëw tey ci infusion yi nga xam ne leer na ma ne soxal na jeeg ji yëpp ndax macha allah tey nit ñi bari na lu ñuy gis mais duñ ci ñemee dugg voilà duñ ci ñemee dugg waaye kóolu gi ñu óolu Kër Jeggi tey tax na macha allah lépp loo xam ne ñun ñeme nañ ci engagé wu rek daf leen di jox fiti dugg ci te loolu sentir nañ ko bu baax a baax li tax nag mooy ñun làmbatuwuñ dañu gëstu ba ñeme li ñuy def ndax nee naa leen intellectuel lañu te amuñu droit à l'erreur te tey dañu gis ne tey bari na luñ lay indil di la ko jox pour nga jëriñoo ko fekk na pratiquement dañ ko transformer ba pare nga door ci jot kon ñun war nañu bàyyi xel tey suñu produit naturel yu bio yi balaa ko kenn jot ba di ko transformer ñun ñu utiliser ko à l'état brut mën a am fuñ ci taxaw ak moom daf ci am trop solo macha allah donc yàlla def na ne voilà am nañ ci large gamme boo xam ne tey mbooleem booy xool lu jigéen di jàmbat ci biiram la produit yi taxaw nañ pour defaree ko d'une manière très naturelle sans transformation ni produit chimique ni produit ajouté ni leneen lu mu munti doon loo xam ne duñ ko ñeme kon nag buñ ci ñëwee ak yéen c'est parce que ñeme nañ ko te ñu ngi leen di ñaan ngeen ñeme ko nu ne lenn rek la ñuy bañ tey jigéen ju nekk en état dugg ci yenn produit yi ndax li tax mooy ñun xam nañ ne amul benn produit bu la ciy jox benn effet secondaire wala muy yëngal sa biir wala dara mais ci Afrique la ñu nekk ci Sénégal la ñu nekk en particulier tey nga nekk début de grossesse nga dem jël sa benn fleur de riz jël ko ñaari yoon 3e semaine ba ca topp nga commencé di gis ne yaa ngi am ay traces de sang wala sa biir a ngi metti nga ne produit ba ma madame Thioye joxoon fekk ça n'a rien à voir
ça n'a rien à voir moo tax à chaque fois su ma nit ne damaa yëg dara dama nekk en état wala sax boo ma ko waxul maa la koy njëkk a laaj parce que du ma bugg tey nit ku nekk en état de grossesse di jël benn produit bu mu munti doon di ko laal ndax du wóor ci ki ko koy jox du wóor ci moom ma koy jël ndax xel ci boppam dafa gaaw a jaxasoo te psychologie dafa xaw a doy waar voilà moo tax dañ ciy daal di dawee nu ne ci côté boobu muy fenugrec ak lépp lu munti doon parce que fenugrec bi gis nañu commentaire yu bari yuñ ci def di ñu won ne macha allah dafa baax ba ci jigéen ñi nekk en état et tout mais man tey dinaa wax jigéen ñi buñ ko jëndee bu ñu nekkee en état ñu arrêté ko ba wasin parce que leer na ma ne bu ñu accouché ba pare di ko jël dina la yokk lu bari ci ñoom te bu boobaa ci ngay gën a ñeme parce que dina fekk seen doom juddu ba pare waaye boo duggee ak ñoom ci yenn astuce yi yàlla def mu dem ba ci biir mu am nu mu demee ak lu mu doon dogal yàlla dañuy fàtte lépp ndax la ñuy wax rek mooy produit madame Thioye te comme jamono dafa doy waar te dafa am fu ñu bëgg a yegg di ay borom njaboot di am lu ñuy daw ginnaaw yàlla moo tax dafa am nu ñu war a taxawee ci société parce que am na loo xam ne tey li ñuy wax fa yow yegg du mën yeggu fa voilà macha allah ba tax na tey pour ñi nga xam ne dañu am problème mu tooy parce que jigéen ñi daf ci bari ñoo xam ne dañu am sécheresse vaginale ñenn ñi tey bu ñuy sëy ak seen borom kër yi non seulement dañuy sec dañuy wow mais wow boobu comme ni ma leen koy waxee dafa bari facteur yu koy andi ci jigéen benn bi nekk na problème psychologie parce que am na loo xam ne boo bàyyee sa xel ne yow waroo koo am bala bokkoo ci ilaa yow mi diin boo defaraatu sa bopp doo ko mës a am parce que c'est psychologique ñenn ñi dañ jàpp ne xëj na amoon nañ ci accident mu métti wala mu doon benn viol wala mu doon voilà noo xam ne dañ ko jotee woon ci ñoom par violence de sorte que tey bu ñu sëy rek seen bopp day jaxasoo seen xel delluwaat ci lu métti lu bëri ba tax na seen yaram du mun a nangu seen yaram du mun a présent ci situation boobu ba nga xam ne dina war a mën a teewlu lépp loo xam ne dafay ànd ak processus sëy boobu muy waajal ba mu mun ko jàppale mu di ci tooy ba di ci yëg bànneex loolu benn problème la ñooñu tamit dañ leen di wax ne du ñoom rek parce que bari na ci tey facteurs yoo xam ne buñ ko doon lim ba suba du jeex mais ñi ci am problème yooyu certes produit yi baax na mais ñi nga xam ne dafa am fuñ ci jaar ba pare dañ leen di ñaan ñu rapproché wu ci kër jeeg gi jël rendez-vous pour conseil ñu assister leen kay daf ci am trop solo ndax assistance conseil boobu dina tax yow tabu yeeg préjugé yi nekkoon sa bopp yi ci leerul woon yëpp di ko jaxase dina ko setal wecc nga jàkkaarloo ak réalité bi mën a affronter la vie di am li nga xam ne mooy sa plaisir boo xam ne dafa jaadu nag tey nga di ko war a am parce que wax dëgg yàlla daf la lew doom rek ngir sëy mais man sëy bi daanaka buñ ko tuddee sax dee moo may gënal dund ndax la nga cay dund moo tax voilà am na lu ci manqué ci loo war a jël lu mel ni xeeti baax yi macha allah mais am na tamit luñ la war a taxawoo lu des ndax ku ne xam na ne léegi du bàjjen yi du yaay yi ci ñi ma ko sañ a wax kenn taxawatul doomam ci côté boobu amuñu ci benn assistance amuñu ci benn préparation amul benn voilà gunge daanaka mooy loolu ku ci nekk tey la nga cay xam ci sa biir néegu sëy yaa koy découvrir sa bopp di am noo koy moytoog noo koy defareek nee koy femmeek noo koy kiyee voilà ñenn ñi di jege ji madame Thioye pour gën a am nu ñu toogee stabilité ci seen biir sëy ba tax na yàlla di leen ci defal yenn sutura yi ak yenn succès yi yenn ndam yi macha allah mais rek ma di leen xamal ne pour situation bu mu munti doon parce que comme jamono yi jaxasoo na tey assistance yi des na loolu moo waral cabinet yi di am seen raison d'être ku ci mel ni tey kër jeeg ji coaching kër jeeg ji voilà conseil matrimonial tey ji dafay taxawee nu nekk pour nit ñi di am stabilité problème yu sew yooyu nit ñi di jànkuwanteel ci seen biir kër yi seen digganteeg seen alaaji ba ci kaw lal bi mu daal di fiy jeex tàkk te xam naa xel ne am nañ ci résultat yu leer naññi ak ay témoignages yu baax duñu bugg a exposer kenn parce que sutura lu mu munti doon daf ci am solo mais macha allah buñ ko doon teg tey témoignages yi ba suba du jeex ndax jigéen ñi bari woon nañ façon problème yoo xam ne xamuñu woon ci àddina ndax dinañ mës a taqalikoo ak moom et grâce à Dieu ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ak lii mu ñu xiir tey am nañ ci solution yoo xam ne dañuy yëkkati suñu loxo ci kaw donc ñun wax noppi waruñu en quelque sorte parce que li ñuy wax mu ngi créer ay situation yu baax stabilité di andi solution yu bari ci kër yi donc dañu war a wax rek vraiment ba xotteeku ndax wax dëgg yàlla li ñu ciy régler ci ay problème macha allah buñ ci amul dara it leer na ma ne yàlla du seetaan dinañu fay loolu donc ñu ngi ñaan fay yàlla googu ñu bokk ko ak yéen ñi jox ko ci ñun yëpp jox ñu confiance te lu ñu leen jox ngeen jël macha allah dafa am solo donc infusion yi dama ciy ñëw tey ci yi nga xam ne moo nekk fleur de riz fleur de buy comme niñ koy waxee yi spécialité am ci jigéen mooy tooyal ko
dina dindi nag infection, dina dindi xeeti suuf, mais li muy gën a def ci jigéen mooy da koy tooyal. ku koy faral di boole ci infusion yi ngay jënd di ko jël daf lay tooyal, day dindi sa sécheresse vaginale. te jigéen moom suñu waxantee dëgg tooy comme niñ koy waxee yàq ko benn yoon, en aucun cas qu'on se dise la vérité, jigéen tooy yàq ko. donc lépp loo xam ne tey dafa naturel mu koy boole ci ay bagage am mu koy indil boobu naka laa koy waxee résultat, daf ci war a doxee nu ne. donc infusion yi dana am yeneen yu ngeen ko booleel, mais base bi na doon moom tout le temps. ci ñi nga xam ne sécheresse vaginale da leen sonal ba bu ñuy sëy ak seen borom kër yi ñu ci gën a bëri sax dañuy mujj di gaañu ndax ni nga xam ne noonu la ñuy woowee. ñenn ñi peut-être méthode bañ koy affronter la, ñenn ñi peut-être bind la ci ñoom, ñenn ñi ñàkk xam la ci ñoom. te bu mu ci munti doon ci yooyu soo daagoo ba ci ñun di nga ci am solution macha allah. ndax buñ la jaayee ba pare nga jël sa naka laa koy waxee sa benn rendez-vous conseil, jël ci sa benn 1 heure de temps wala sa 30 minutes bu ñu ci lëkkaloo ak yow, bu ñu pelloo ba toog macha allah di nga ci jëlee ay résultats yu baree bari. donc su ma paree ci boobu damay dem ci bii nga xam ne feuille aldanki la. voilà bii ni feuille Jucca la, beneen bi feuille karité bi la macha allah. yi aussi macha allah ci jigéen ñi nga xam ne toll nañ ci période, jigéen ñi nga xam ne période bi bu ma ne période damay boole règle ak période féconde. jigéen ñi nga xam ne dañu pare si gis baax yi ak yooyu wala ñu koy waajal, parce que d'habitude damay wax ne même buñ koy naan buñ ko arrêté, ndax moom itamit même chose dinay dindi xeeti suuf yi, dina lay fajal infection. te boo koy faral di jël même booy saw, xeeti saw bi odeur tisane yi moom la lay indil. mu doone tamit lu am solo parce que dinay régulariser jigéen noo xam ne macha allah di débousser ay trompam, di régulariser ay cycle hormonal am macha allah am na trop solo. fii su ngeen jokkoo ci ñun dinañ leen mën a wax naka ngeen koy boolee, naka ngeen koy defaree ak naka ngeen koy jëlee, ndax accompagnement boobu daf ci am trop solo macha allah. am na fi beneen plante boo xam ne ñu bari xam nañ ko, bugg ko trop, ñu koy wax 4 côtés. 4 côtés bi am na solo certes, mais li ko nit ñi di doyee ñun dañ ko boole waat ak yeneeni bagage ak yeneeni salañ ci sachet bu mag bii ngeen di gis. ngeen xam ne dama ko tuddee voilà dox daje, moom macha allah moom njafaan la, lépp ngi ci biir. lépp loo xam ne nag dans le sens où tey mu ngi dox ci li ngeen doon fajee lii, parce que lii nekk na une partie ci lii. donc ñi ko bëgg ko jëlee noonu amul problème, anyway mën nañ ko jël. mais ñi nga xam ne seen problème fondamental bi taxoon ñu daan jël 4 côtés yi mooy problème mu taxaw yi. ñenn ñi dañuy am benn doom pour ñu am jëlaat ëmb jafe, dañuy dem ci gynécologue yi, danañ dem ci defi ji scanner ak yooyu, astafurla écho ak yooyu yëpp, mais duñu leen gisal dara. dafay faral di am rek ci ne dañuy am perturbation au niveau de leurs hormones, muy répercuté wu ci règles yi. cycle yooyu di répercuté wu, di jaxasoo, di dof ci seen biir yaram, dina jaxase seen yaram noo xam ne ñenn ñi da leen di sax feebar, di indi perturbation yu bari nag. ndax ci sa bopp lay commencé, ndax tey ngay sëy rek nga naan lu tax awma doom. ñenn ñi daf leen di traumatiser au point wu mooy loolu. doom nag ñu di leen xamal ne lu ñu ci mun di joxe comme théorie aussi mbir yàlla la, ndax tey am na ñu ci jaar ci ñun macha allah di ci am ay résultats, du ci sax am doom bi, mais problème ba taxoon tey mënuñu dem ba am doom, problème boobu moom lay faj. ndax li tax mooy jigéen ñi ci gën a bari tey booy xool ci jamono bi ñu toll, dafa bari ñoo xam ne tey kyste lañ ci am, ñenn ñi fibrome lañu am, ñenn ñi ay trompe yu bouché lañu am. moo xam ñu yéex a sëy, moo xam ñu sëy am benn doom taxaw, moo xam ñu am 2 gosses 3 bëggaat beneen grossesse mu tëleen, parce que yooyu yëpp da lay dab, ngay dund da lay dab. te li koy indi mooy ñàkk rek farataal yenn yi, parce que dañu faral di wax ne jigéen buy faral di jël infusion yu naturel yii nga xam ne ñun ñoo ko moomal suñu bopp, du gis trompe, du gis fibrome, du gis trompe yu bouché. ndax li tax mooy sa cycle tout le temps mu ngi normal, lépp luy tilim lépp luy war a nekk jàngoro ci sa biir di fa toog. parce que boo xoolee infusion ak feuille de karité bi macha allah moom li muy def ci yaram kenn mënu leen ko wax. te dafa ànd ak ay secret yoo xam ne yamul ci lii kese, dañ ko moccu teg ci, donc dafa am ay particularité boppam macha allah. tey infusion bi ñu leen defal ku ne xam ne fenugrec ni mu mel ci fertiliser jigéen. fenugrec moom rek dafay régulariser say hormones, moom rek day déboucher say trompe, moom rek dafay
régulariser ce cycle hormonal au point où dañuy wax ne ñi koy faral di jël di ko infuser di ko naan ak yooyu muy kyste muy trompe bouchée muy fibrome da lay sori doo ko am donc yooyu ki nga xam ne daf koy faral di jël généralement dañu naan la du am problème yooyu donc tey ki nga xam ne dafa dem ba commencé ko am aussi dem def écho ñu ne ko da nga ko commencé am nga kyste tant de millimètres am nga fibrome tant de millimètres kooku tey dañ koy inciter à ce que leneen luñ ko mun di jox ñun dañ koy ne na ci boole suñu infusion yi nga xam ne ci suñu dëkk bii lañ koy amee macha allah Afrique la jógee ay produits africains yoo xamante ni la tey lépp lu ñuy wër moo ci gën a gaaw macha allah tey booy xool suñu infusion bii ñu leen di defal am na pratiquement lépp loo xam ne dafa war a participer ci seeyal fibrome yi ci seeyal kyste yi ci déboucher trompe yi ci régulariser continuer noonu day dem ba régulariser boppam su régulariser boppam da lay leer ne hormones yeeg yëpp régulariser wu na nga continuer di ko jël voilà pendant 6 mois boo ko dee jël boo amoon kyste dana bouger dootu fa nekk boo amoon kii fibrome aussi même chose parce que nit ñi dañuy dem defi ji écho am tant de millimètres suñu ñëwee commencé ko jël suñu delloo defi ji waat écho dañ leen di wax ne effacé wu na carrément te ñenn ñi même produit yi ñu leen di bindal ci hôpitaux yi duñ ko nangoo jël duñu ay médecin duñu ay tradipraticien mais on a quand même le droit lépp loo xam ne gis nañ ni day contribuer ci suñu développement dëkk ñu di ci dox lépp loo xam ne gis nañ ni dafay soulager suñuy sœur di indi solution à leur problème dañ ciy dox quel que soit le prix nag parce que xëj na lii defaroon ko jafe na xëj na lii doxee nañ ci nu ne gëstu nañ ci y avait un silence fou et tout parce que ñi lay solliciter ci problème bi bari na jigéen ñi bari nañ trop problème bu jëm ci affaire njur affaire feebaru biir ak yu kenn xamul c'est parce que bu ñu amee problème yow bu ñu lay partager ak yow sa problème seeni problème finalement sa problème bu bopp lay doon am na ci ñoo xam ne tey bu seen règle ubbeekoo commencé ñëw dafay bare ba dañuy changer pratiquement tous les 2 heures de temps dañuy changer serviette suñ ko deful seen yére de natage ba pare du ci yem xam nga kooku anémie daf koy yomb ndax règle boobu tey da ngay gis borom mën na continuer moom ba am 10 jours c'est très anormal du lu jaadu benn yoon léeg-léeg nga gis ku ci traité wu dem gynéco à gynéco dem ci médecin wam sage-femme am fu nekk dem dans les pharmacies produits yi muy jënd du ko jik xëj na ndax am na ñoo xam ne xëj na ñu ngi ciy am résultat mais am na ñoo xam ne dañ naan la naan naa ba sonn carrément naan naa ba sonn te bëri na ñoo xam ne tey boo leen ci joxee infusion yi macha allah bu ñu ko jëlee balaa am 2 mois dañ lay woote di applaudir donc loolu yàlla rek lañ koy santee ndax du ci ñun ci lenn amuñu xam-xam duñu médecin duñu tradipraticien mais tey sañ nañu ci position bi ñu am tey ci société ak nopp yi ngeen ñu jox di ñu laaj ak solution yi ngeen di bëgg ñu ànd ci problème yépp tey sañ nañ ci ñu nit gëstoo ci ñoo xam ne leer nañu ne ci kàttanu yàlla ak mbaaxam lépp luñ leen ci jox di ngeen ci gis résultat ak seen bët ndax weddi moom gis daf ci bokkul te leer nañu ne lii macha allah mu ngi toj instant bi infusion yi pour ma tourner ko dama ci takk téye ko maanaam dañ ko sol léegi def mélange mën ci tourner mais pour ñu defar ko di ko taaj mënul ne parce que tey mënoo cee am dara lu doy macha allah mënoo cee am dara lu doy te infusion yi ñu boole ci biir tey ak dosage biñ ko dosé ci lépp nu mu war a toll ñemee nañ ci noo xam ne kuñ ko jox nga suivre liñ lay sant bu soobee yàlla ndam rek macha allah donc 4 côté bi baax na parce que tout le temps nit ñaa ngi koy jël ñu ngi ciy gis résultat moom it même chose boo koy jël presque dina déclencher règle yi déboucher trompe yi ak yooyu yëpp mais moom tey dañ ko jël boole ko ak yeneen macha allah dëxëñal leen ko fii nga xam ne tey boo ko dajee pratiquement lépp luy dox ci loolu mu ngi fii voilà mën naa leen wax ne 5 en 1 lañ ko def fii ndax lu kii doon dox rek juróom yu mel ni moom yu efficace ni moom ci côté boobu boole nañ ko fii pour gën a am résultat ci ni mu gën a gaawee te du leen andil benn effet secondaire de leen ko def rek ci ndox mu doy muñ leen sant ñenn ñi nga xam ne dañ am problème mu gastrique ay ulcère ak yooyu ñooñu bu ñu xiifee rek bu ñu naanee sax yenn quantité ndox yi dañuy am problème donc ñooñu dañ leen di inciter toujours à ce que ñu suur door koo naan voilà su ku ko jëlee dinañ la gunge ci ni nga ko war a jëlee ni nga ko war a préparer mode de conservation yi ak yëpp yu munti doon macha allah donc yaakaar naa ne leerate na nañ ndax wax dëgg yàlla on tenait vraiment à revenir là-dessus ndax coow li bari na la demande est très forte ñu ngi ko yóbbu tey partout dans le monde ñu bari tey ñu ngi koy jënd ci ñun di ko jaayaat ci localité yi ñu nekk voilà di remercier de passage suñu
sœur boobu Awa Doucouré la voilà ca Guinée Awa Doucouré ca Guinée vraiment di ko remercier moom itamit di ko ñaanal bu baax ci boutique gi Malem boobu mu ubbi yàlla Guinée Bissau autant pour moi yàlla def ci succès bu weesu njortam moom elle a vraiment confiance en nous te ñu ñaan yàlla mu nekk juste benn début collaboration boo xam ñu ngi ciy ñëw topp vraiment elle nous est fidèle te du moom rek wax dëgg yàlla parce que bari na tey ñoo xam ne ñu ngi jënd pour di dem jaayaat am nañ ci benn sœur foofu ca États-Unis ñu koy wax je pense naka la tuddati Marème suñu sœur bi jënd États-Unis temps yi bagage yu bari yi di ko jaayaat voilà te delloo si ñu cocktail yi pour ñu envoyer ko par la poste madame Diop naka la Salimata voilà Salimata moom ca Ohio moom tamit macha allah ak ñeneen bopp bi day fees ba doo mën a lim ñëpp mais képp koo xam ne yaa ngi yëngatu ci bagage yi kër jeeg ji pour di ko utiliser directement wala nga di ko commercialiser ñu ngi la ciy bigg bu baax a baax di la encourager di la ci ñaanal barke bu kawe sa njortu ci lu mu munti doon yaa rabbi donc foofu laay tëjee ak infusion yi